Midi Culture. Dendo Afrique Sadio Mané moo fi dàq football démb la ko waa CAF jox ballon d'or africain 2019 tax kon mu ne mbégte mu mag la ci àndal moom Sadio Mané sax ngoonuk tey dina ñëw fii nii ci réewum Sénégal ñetti waxtu lay wàcc ci aéroport international Blaise Diagne sooga dem ca musée des civilisations noires ci teewaayu président Macky Sall Youssou Ndour nekkoon nan ko teeroo comme ni ñuy teeroo buur Samba Sékou Sow ab atem dina leer ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier bi nu dëgmal démb lañ ko doon déglu parquet bi ne nan ko tëj ci giirug dundam ak liggéey bu mu sañul bañ liñ koy toppee moo di ne moo Fatoumata Makhtar Ndiaye boulanger yi nekk ci réewum Sénégal nee nañu kon bu nguur gi jëfewul li mu dige woon ak ñoom dàquñu benn yoon a dem ci ab grève te it doxu ñaxtu bi ñoo lànk ñoo bañ di amal fukki fan ci weeru janvier ku leen fa dëgg ne leen massa li mbokkee ak leneen buñ ci neppee dinañ ci boolee ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagle laa ak cosaan mu gën caa fës kon li ñu duppee laabaan ak gis-gis ba ci ajaratu nday ndumbaana am wàllum defar ay leget ba ci tableau d'art Serigne Bamba Cissé mi ci yëngu tase nañoo ko moom leneen lu ñuy waxtaane ci bile jotaayu xibaar moo di Step Lord di groupe buy yëngu ci wàllum fecc nataalu Blaise Diagne gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kader Lo Abdoul Khadr moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck moo ciy feggoog Dior Mbodj ñu am ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel Dior maa ngi lay nuyu. Serigne Saliou Seck nuyu naa mboolem koo xam ne mi ngi bàyyi xel ci 99.4. mi ngi noonu li leen ko waxee ca booba rek la ñuy duggee ak yéen ci yaatal gi ak Sadio Mané mi nekk Ballon d'Or 2019. kon lu jot yomb ni ki démb daal lañ ko tabb mu nekk ki dàq football ci Afrique gile moom Sadio Mané nag xew-xew boobu mi ngi doon amee ca diwaanu Égypte doomi Bambali joojee daal di rek rafetlu lool mbir mu ni mel kontaan ci li nga xam ni moom la ñu ko daal di tabb waaye tamit kontaan ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di sénégalais yi moom Sadio Mané dañuy teewlu ay kàddoom suñu naataango yu RTS. Sénégalais ni ñu ma taxawee et puis moom maa ngi seen ginnaaw incha allah ñu ngi seen ginnaaw ngeen gën ñu ñaanal yàlla baax na xam naa ni coupe du monde coupe d'Afrique bi demeewul noonu comme ni ngeen ko bëggee mais alhamdulilah nañu gën a sant yàlla xaaral beneen coupe d'Afrique bi yàlla dinañu jàppale avant tout d'abord ñu qualifier coupe du monde et puis ñun seen doom lañ loolu lañ ko waxee. mu nekkoon kàddu yi Sadio Mané ni ki démb bi ñu ko joxee raaya bi ba noppi Youssou Ndour itam yëkkati na ci ay kàddu. moom mi la sax mooy président d'honneur bu génération foot di club bi nga xam ni Sadio Mané fa la jaar ba agsi fii mu yagsi moom nag jàpp na ni ñaancoo mile moo fi man ñu teewlu Youssou Ndour ay kàddoom ak Serigne Saliou Seck. Sadio mérité woon na lii taaw jéeg ren lay soog a ñëw yàlla na ko jik moom missionnaire la yàlla na ko jik gëm nañ ko man gëm naa kii am nu sincérité am si lépp lu muy def ci football bi ci comportement bi ci wax ak ci ni muy doxalee man gëm naa loolu gëm naa ne missionnaire bu am solo la pour Sénégal vraiment c'est une fierté li ma def mooy dama doon ñaax Sadio sénégalais dafa war a gëm boppam africain dafa war a gëm boppam il fallait que ñu wan ko ne que comme moom encore dafa représenter la tradition ñu wan ko ne que dafa am ñu gëm ñun yoo xam ne moom moo doon tax suñu jàmbaar yi di avancer. mu nekkoon kàddu yi Youssou Ndour ak waa RFM leneen lu jëm ci Ballon d'Or beeg Sadio Mané dinañ ko gën a yaatal ci pàcc bi nu jagleele tàggat yaram ngeen di woy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal ñeenti simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. Samba Sékou Sow moom ay mbiram dina leer ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier atum 2020. moom mi la nag moom lañ tuumaaloon ni moo faat Fatoumata Makhtar Ndiaye ab àtteem démb lañ ko doon amal ca tribunal bu Ndakaaru moom mi la nag parquet bi li mu bëgg rek mooy ñu tëj ko giir gi dundam ndax lañu koy tuumaal lépp waaye nag loolee ñi ngi ko nar a leeral ñaar fukki fan ak benn di dogal bu juge bi fas yéene daal di indi waaye nag ña nga xam ni di partie civile bi di mbokki Fatoumata Makhtar Ndiaye la ñuy laaj ci ndàmpaay moo di xaajuk milliard maanaam xaaju milliard di 500 millions la ñu bëgg ñu jox leen ko rek ci ak ndàmpaay procès bi nag dem la doon am ci chambre criminelle bu Ndakaaru Pam Jaxate Sarr dikkaat na ci. Samba Sow mi ñu tuumaal ne moom moo faat Fatoumata Makhtar Ndiaye démb ca audience ba dafay wéy di weddi ne moom moo faat ki nga xam ne moom la doon dawalal te mu nekkoon fii vice-présidente conseil économique social et environnemental ginnaaw ba ñu koy dégluwaat Samba Sow ne sëriñ bi ñu ko booleeloon moo ko faat donte ne weddiwul ne jam na ki nga xam ne moo di Fatoumata Makhtar Ndiaye. Samba Sow tuumaal bu baax ñoo xam ne dañoo fare ci nguur gi ñu ci mel ne député bi di Awa Niang naka noonu it kii di maire
maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo mi mu jàpp ne ñoom ñoo ko booleeg sëriñ boobu moom sax loolee lépp waral ba mu jàpp ne dañu ko sacrifier ngir bëgg a jël njombe gi daal di koy teg ci ndoddam donte ne moom bér na ko ne defu ci dara waaye kàddu yooyee yeyul benn yoon ñi nga xam ne ñoo nekkoon ca tribunal ba niki juge bi nga xam ne daa jàpp ne la muy wax xel mën a si koo jàpp rax ci dolli accusation yooyee mu teg ci ndoddal awaña tantam ak Abdoulaye Timbo amu ci benn preuve procureur bi moom gën koo dugal jàpp ne ay waxi kasaw-kasaw rek la fi kii di Samba Sow daal di wax ba tax mu jàpp ne méritétul sax ñu koy déglu ba tax mu sàkku ci àttekat bi ñu teg ko daan yu diis mu tëdd kaso diirug dundam avocat yi nga xam ne nag ñoo doon layool njabootuk Fatoumata Matar Ndiaye ñoom la ñuy sàkku mooy ndem mënuñoo faat bakkanam nañu ko denc kaso diirug dundam rax ci dolli it sàkku ñu jox leen ndàmpaayu $200 millions ci franc CFA ginnaaw ba mu dégloo ñëpp àttekat bi ne ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier gii ñu jëm la fas yéene daal di joxe li nga xam ne moom mooy verdict bi ci fàttali Fatoumata Makhtar Ndiaye ñu ngi ko faatoon fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru novembre atum 2016 ci jamono ji nga xam ne askan wi yëpp ñu ngi waajal dem màggalu Touba. jaajëf Papa Madiakhaté Sarr kuréel gi ëmb ñuy lakk mburu ci réewum Sénégal démb ñi ngi doon janloog taskatu xibaar yi. foofee la ñu fësal jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkoonteel ci seen wàllu wa ñu nekk nee nañu nag sonn nañ lool ci seen liggéey boobee rawatina yokkum courant gi nga xam ni ñu ngi koy fësal loole lépp nag bu ci saafara amul dinañ daal di banque seen i yoxoo duñu fas ci xànc ak morom ma démb lañ ko xamle ci teewaayu Mamadou Sow. ñun boulanger Sénégal dañ nekk ci coma maanaam dañoo feebar. muy jàngat bi nga xam ne ñoom boulanger yi moom la ñu am ci seen secteur bi jamono ji fédération nationale des boulangers du Sénégal ci baatu seen njiit Amadou Gaye jot nañ xamle démb ci am ndaje bu ñu amaloon ci seen siège jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànkonteel. dafa am loo xam ni lu am solo la pour xam leen jafe-jafe yi nekk ci njëkk mooy ñu ni yéen boulanger yi kenn du leen nangul ngeen def la vérité des prix maanaam mooy xam li njëg di jaar ñu ne leen ko def te pourtant nag Senelec bii la mu wax ba ñu yokkal ko ñun loolu la ñu wax kon nag pourquoi ku ma am ndey ak ku amul ndey beneen bi mooy dañoo gis ni gouvernement bi ba léegi signéegul lu ñu wax officiellement bokk décret bi nga xam ne moom moo war a régler secteur bi mooy réglementation bi. xamle nañu itam ni fas yéene wuñu banque seeni loxo. ñun boulanger yi est-ce que dañuy toog di caaral déedéet bi ñu réunion sànq gars yi dañ ni danañu xeex ba am li ñu bëgg xeex bi nag fan yi di ñëw lañu leen di wax ban yoon lañ koy defee ndaxte dañuy am nigniku parce que ba ñuy dugg ci salle bi am na information bu ndaw bu ñu jot par rapport ak ci décret pour xool ban taxawaay bu taxaw bu dëgër la ñuy def pour xeex lu mel nii. moom Amadou Gueye di président boobee fédération di lancer appel président Macky Sall. moo tax ñu ni président de la République ñu ngi koy ñaan moom muy njabooti ñëpp na fexe ba nga xam ni lu muy dimbale boulanger yi wàññi seen feebar faj leen loolu la ñu ñaan président def ko mu signé décret bi ba pare nag fexe ba décret bu ñu ko signé rek bu ñu ko dugal ci tiroir ñu appliqué ko ku tegul ci yoon ñu tegal ci yoon loolu la ñuy demandé mooy application ak applicabilité bu décret boobu. décret bi nag ci fàttali ab projet la ëmb pàcc yu bari yu ci mel ni dindi fi li nga xam ne moo di boulangerie yi amul këyit xoolaat anam yi ñuy livrer mburu mi ak it aaye mburu mi ñuy jaay ci boutique yi loolee ngir aar client yi ak teg ci yoon ku jéggi. jaajëf Mamadou Sow midi moo jot ba tegal juróom-ñetti simili ci aéroport international Blaise Diagne. bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay yëgle ak ñun ci studio bi Kumba Ba maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Serigne Saliou nuyu naa Dior auditeur ak internet yu King FM. maa ngi lay fay Kumba Ba ci République démocratique bu Congo la ñuy dooree xibaar yi ak rek autorité ya la ñu jël mooy tëj ci université bu Kinshasa gannaaw ay violence yu fa amoon. kon kilifay réewum RDC kon ñoom ñoo jël dogal boobu daal di tëj université bu Kinshasa ni nga ko waxee li ko waral di ay émeute jàppante yu métti yoo xam ne amoon na ci campus ba ci ñaari fan yi li ko waral nag di yokkuteem frais universitaire ya maanaam kuy dugg ci université bi li ngay fay ak yu ni mel yooyu daal la ñu yokku rawatina ci ndongo yi nga xam ne dañuy fay ak franc congolais loolu sax moo gën a yokk mérite étudiant ya ba tax ndongo ya ak ñi nga xam ne ñooy policiers ya jàppante yu métti ba sax benn policier moom dafa ñàkk bakkanam ndax ndongo yaa ko jàpp dóor ko dóor yu métti mu mujj caa ñàkk bakkanam donte ni am na ab woote bu ñu woote woon ngir ak dal am lundi ci ngoon la woon di altine bi ñu weesu ki ko def di premier ministre
ministre ba fa di Sylvestre Ilunga teewul kon violence yi daal dinañuy tàmbaliwaat démb ci talaata gi diggante étudiants yi ak it way takku der ya ci site bu université ba gën gaa néew niñ ko waxee benn policier moo ca faatu gouvernement ba nag daal di jël dogal kon tëj université ba benn activité amu fa jamono ji ba nouvel ordre. ca boobu la jamono ca Somalie gën gaa néew ñeenti doomu aadama ñàkk nañ seen bakkan ci cong goo xam ni Chebab yi ñoo ko amal. fukki doomu aadama yeneen jëlee ay gaañu loolu tey ci njël gi la xew ci attentat ba nga xam ni ñii di islamiste yi bokk ci Chebab yi ñoom ñoo ko def foofee ca Mogadiscio di capitalu réew ma benn oto nag bu ñu piégé moom moo fa daal di tàkk kon ci booru assemblée nationale ba la xewee loole nag police bu réewu Somalie ñoom ñoo ko daal di xamle bi muy kalaate nag oto boobu dafa fekkoon yeneen di woto nekkoon ci wetam ci booru barrage routier bi jëm ca yoon bi ñu naan Makka al Mukarrama nekk ci gox bi di Sayid Ka foofee nag dafa jege lool li nga xam ne mooy parlement bu réewum Somalie islamiste yu Chebab yi nga xam ne ñu ngi jokk kon ci Al-Qaïda ñoom nag jamono ji fës nañ loon ci ay wàllu songu rawatina ci dimanche gi ñu weesu nga xam ne songoon nañu benn base américano-kényane bu nekk foofu ca réewu Kenya jege lool kon réewum Somalie ñoom daal revendiqué nañ ne attentat bi ñoom ñoo ko def. ca boobu la jamono Iran moom ma nga yëkkati ay missile di ko rek teg ci américain yi mu mel ni que nag kenn ku ci ne yaa ngi fësal ay déclaration ki communiqué. beneen escalade di ab congo goo xam ne am na bii kon tension ba di gën a judd foofee ca Moyen-Orient ay missile iranien kon ñoom la ñu daal di sànni ci ñaari base yoo xam ne dafay dalal ay soldats yu fekk baax ca réewum Amérique foofee ca Irak Iran daal ak Irak jamono ji dañuy fësal ay bilan yoo xam ne mën nañu dafa contradictoire maanaam méngoowul ci ab guerre boo xam ne ci wàllu communication jamono ji la gën a fësee ñuy xaar kon tontu ki nga xam ne moom mooy njiital réew Amérique moom Donald Trump ñuy xam la ne dina jël kàddu gi tey ji ci bëccëg gi tey ci alarba gi kon juróom-ñetti fan ci weeru janvier Irak nag li muy ragal moom mooy dëkkam boobu daal di nekkaat théâtre bu conflit bi nga xam ni juddu na leeral yi ak Dior Mbodj. cong gu ni mel nag guddik talaata jàpp àllarba ci la am bu ñu sukkandikoo ci télévision iranienne tey ci suba daal dinañu xamle ni yooyu lekk frappe nag iranien yi ñoom ñoo ko daal di amal fukk ak juróom ci ay missile la ñu daal di sànni waaye mu jéew ñu leen a dogaale ba tax mu faat lu toll juróom-ñett fukk ay terroristes américains bu ñu sukkandikoo nag ci ab source boo xam ni mi ngi bawoo ci gardien de la révolution te suñuy naataango yu RFI daal di koy jëlaat xam ne nañ ni ñoom ñi le nag lu toll ci téeméer ak ñeent ci ay barab daal dinañ leen rek ràññee ngir daal di waajal li nga xam ni moo di ab riposte bu fekkee américain yi dañoo fas yéene ñoom it ci seen wàll daal di amalaat ak congo téeméer ak ñeenti barab yooyee nag daanaka ñaarte na li nga xam ni moom la président Amérique bi di Donald Trump daal di xamle woon ni ñoom ciblé nañ lu toll ci juróom fukk ak ñaar ci ay barab foofee ca Iran ñoom gardien bu révolution nag xamle nañ ni ci ab communiqué ba tey ni bu fekkee États-Unis jéem na riposte ci cong gi nga xam ni am nañ ko ba faat lu toll ci juróom-ñetti fukki ci ay terroristes américains ñoom tamit ci seenu ko wàll duñu ko seetaan ndaxte fagaru nañ dinañ daal di amalaat geneen cong gën a metti gi ñu amal ni ki biig ci guddi. jaajëf Dior Mbodj kon Serigne Saliou tey ci Moyen-Orient la ñu ndar keppee yaatalu xibaaru biti réew yi. jaajëf Koumba Ba Midi Culture 12h12. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck nuyu soxna Dior Mbodj ak ñëpp ñu ñuy teewlu. maa ngi lay fay Papa Madiakhate Sarr kon tàggat yaram dañ koy daal di door rek ak ballon d'or africain 2019 sénégalais yi joxe nañ seen gis-gis ci Sadio Mané mi nga xam ni moom lañ ko jox. mbégte mu rëy lañ ci am ginnaaw ba ñu gisee numéro 10 bu Sénégal bi gàddu démb li nga xam ne moom mooy trophée bi jëmmal ne mooy joueur africain bi gën a xarañ ci atum 2019 gi ginnaaw bi mu lajjee daaw. ginnaaw ba nu koy amalee fii ci Ndakaaru te doomu Égypte bi di Sadio Mohamed Salah gàddu woon ko ñu koy ñaax nag mu gën a góorgóorlu ngir gàddu yeneen i ndam ñu teewlu micro trottoir bi nga xam ne Fat Sow moo ñu ko defal ci Pikine. ballon d'or bi Sadio Mané jël ñun yàgg nañ ko xaar Sénégalais yàgg nañ ko xaar ballon d'or bi gis nañ daaw fii la ko doon xëccoo ak Mohamed Salah fii à Dakar Mohamed Salah gagné ko loolu Sadio Mané permettre ñu ne incha allah année prochaine danañ ko jël te li mu waxoon def na ko ndax gis nañ saison bu baax bi mu def ci 2019 bi ndax yaa nekk vainqueur Champions League vainqueur Super Coupe d'Europe vainqueur mondial des clubs xam nga kooku bu jëlut meilleur bu jëlut ballon d'or bi yàlla mooy loolu ndax daaw dem moo jël ko meilleur buteur
Angleterre. vraiment xanaa bëgg rek ak kontaan parce que namoon nañ ko trop chaque jour ñu ngi koy xëccoo daa bëggoon nañ ko mënuñu ko am daa waata jéeg noonu jox ko Mohamed Salah mais ren kontaan nañ ci trop parce que yàlla mérité na ko footballkat la def na ci lu ne El Hadji moo ko fi jël 2 fois namoon nañ ko kon trop mais sant yàlla bi ñu ko yàlla joxe. wax dëgg yàlla football na lu tax mu mën a jël ballon d'or bi quoi franchement ñi ngi ko ñaanal bonne chance ci kanam mu jël yeneen ballon d'or am fit Sénégal jëlaale ci Coupe d'Afrique balaa yàgg incha allah loolu encouragé ko rek am ci mbéj ak kontaan di ñaan daal bu mu yem fii mu yokk. mu ngoog mbégte mi daanaka ñëpp ci yamandoo maase muy mbégte mi ñoo am ci Sadio Mané mi gàddu ballon d'or bi ni ki démb. kon Pape ndam li nga xam ni Sadio Mané am na ko Sénégal da caa war a profité. ndax gën a mën a jaay li nga xam ne moom mooy destination Sénégal naka noonu it diwaan ba mu fekk baax moom Sadio Mané di Bambali loolee mooy gis-gisu taskatu xibaar bi di Assane Sène nekk fii ci groupe Futurs Médias di yëngu ci wàllum tàggat yaram moom tamit mu cay jaarale di ñaax kii di Sadio Mané mu gën a góorgóorlu ngir bokk ci li nga xam ne moo nekk ci kanam moom fexe ba Sénégal gàddu Coupe d'Afrique am bu njëkk ñu teewlu ko. Sadio am na ndam bu rëy Sadio jox na Sénégal ndam bu rëy li may jëkk a wax mooy li ci Sénégal mun a jëlee ci li ma laaj Sénégal war nañ delloo Sadio njukkal parce que football rëy na rëyaay boo xam ne jamono yi ñu toll niñ ko médiatiser média yeeg lépp nga xam ne football ñëpp a ko yëg ci àdduna si fi mu nekk tey gëm naa ne ay junniy doomu aadama seen problème mooy fan mooy Bambali kii fan la jógee gune gi ñuul kenn xamul lan la sénégalais soose dëkkam lan moo fa am ba loolu tax na Sénégal dina ci bénéficier lu bëri sur le plan touristique destination Sénégal bu ñu góorgóorloo ndax Sadio Mané suñ ko doon jaay itam dinañ ko gën a yokk Sadio mu ngi door a am soxla parce que déwén bu Sadio nekkul ballon d'or yow ci sa bopp sax nga am ci lu la naxari alors que moom pour moom war na mun ne bon man pare naa mais xaajagul pare dóor na loxoom ci ëkk dugg na ci rapide Sambalaw bépp defee mooy di ko jëlaat li manqué Sénégal nga fexe mu am ko fi mu nekk nii macha allah yàlla mun na ko suturaal la manqué woon Liverpool ci fanweeri at yàlla dina la ci boole nga bokk ci en tant que acteur majeur parce que Sadio fi mu nekk nii itam su wax dëgg rek jotee kenn mënatul wax Liverpool te doo ko ci tudd bu leen yàlla suturaale ba ñu jël Premier League bi Sadio dina bokk ci acteur majeur Liverpool ñu ñëw ci 2021 Sadio ñëw ak xel mu dal yaram bu neex ak bopp bu oyof parce que football tant que performance yaa ngi baax rek sa bopp day oyof et sa bopp oyofee loo tëgg tulli ko donc Sadio war na mën a yóbbu Sénégal aussi ñu dem ci macha allah gagné CAN bi. mu ngoog muy kàddu Assane Sène di taskatu xibaar yi nga ci wàllum tàggat yaram fàttali ne Sadio Mané tey jii ci ngoon ñu ngi koy xaar fii ci Ndakaaru ñu war ko ci sargal gu mag jawati nag fële ca musée des civilisations noires njiitu réew mi Macky Sall fas yéene ko sargal ca ndaje mi nga xam ne war nañ koo amal foofee. Pape ci ngoonu tey gi tamit yeneen jongante dina am mu ñeel wàllu ko bitim réew. ca Tugal rawatina ak ca France tey la ñuy jeexal li nga xam ne moom mooy quart de finale coupe de la ligue bi bu juróomi waxtu demee ba toftal ñeent fukki simili ak juróom Olympique Lyonnais dina dalal Brest bu juróom ñetti waxtu daal di tofle juróomi simili Lille ak Amiens daañu laale beneen jongante bi Paris Saint-Germain di tase ak Saint-Étienne démb Reims mooy équipe bi njëkk a qualifié ci demi-finale yi ginnaaw ba mu daanee Strasbourg ñeenti tiro but ci ñaar ba match bi jeexee nag kenn dugalu sa morom dara ginnaaw temps réglementaire bi ca Angleterre moom Leicester tey jii bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jotee dina daje ak Aston Villa ci match aller demi-finale Carling Cup démb Manchester City ci demi-finale bu njëkk bi dafa dem fekki Manchester United ca dëkkam Old Trafford daan ko 3-1 ci match aller bi match retour yi fii ak ay bés lañu ko fas yéene amal ñu jeexalee ci Espagne ak Super Coupe ba nga xam ne gulet ren ñu koy defee ci format boo xam ne ñeenti équipe ñoo cay daje di ko amalee ci réewum Arabie Saoudite demi-finale yi tey lay tàmbali bu njëkk bi diggante Valence ak Real Madrid lay doon bu juróom-ñaari waxtu ci guddi jotee beneen demi-finale bi ëllëg lay doon diggante FC Barcelone ak Atlético Madrid. Serigne Saliou Dior fii la ñuy yem tey ci xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñel na la bu baax a baax Papa Madiakhate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. mbir ngi moom aada ak cosaan la ci réewum Sénégal muy laabaan. bu njëkkoon sax lañ ko gënoon a gis gannaaw buñ la jébalee sa borom kër ba fajar jot bu ko defee sa bàjjan ak géwal yi kontaan ci yow di la wayal ak tagg loolee nag nekkoon lu am solo lool ci sunu ko dundin waaye nag jamono ji daanaka bu jafe naa gis moo tax Ndeye Mati Dieng taseek ku mel ni Aïda Ndiaye Ndumbaan dikkaat na ci loole lépp ci ab reportage ñu teewlu ko. laabaan aada la wala cosaan boo xam ne soxna suñu mësaan jox borom
këram la ñu koy defal. Adja Ndeye Ndumbaan moo ñu wax anam yi ñu ko daan defee. laabaan nag man bu njëkk xale yi dañ daan téye seen bopp ba seen yaay gis ak seen baay ku leen war a may ñu may leen ko ñu daal di def nag laabaan ju rëy daanan laabaan xale juróom-ñetti fan ñoom Aminte Gueye Adja Xaar Mbeng abi ngaan na dem si yàlla na ko yàlla yërëm te yeexenu Sooda Baay Mbasu ñooñu ñoo nekkoon laabaankat yu mag yi sa yaay génne ay yére joxe yu pit génne ay takkaayam génne ay xaalisam maye ndax xol bu sedd bu seen yaay bégee nag ba def loolu ñun xale yi géwél yi daan way laabaan ñun la ñuy woo ñu dëpp suñu bool. soxna si ne am na si xeetu way yoo xam ne fu ko mësaan dégg rek xamal ni dañuy laabaan yu ci mel ni bile. sama doom ji fóot na laabal na përngal baa ngi sama doom ji fóot na laabal na yaay përngal baa ngi xale bu sagal yaayam daal yaayam da koy teral sama doom ji sagal ndeyam kon yaayam da koy teral sama doom ji fóot na laabal na përngal baa ngi. Adja Ndeye Ndumbaan ne ci gis-gisam lii di laabaan bareetul ndax ndaw ñi dañu jàpp ne dafa rek daal di xewi. loolu nag moom bareetul ndax xale yi léegi nee nañ dañoo bëgg a xewi laabaan ndax ñoom nee nañ laabaan yàq la laabaan day tax a yara dal laabaan ñoom daal sikkal nañu laabaan ci seeni sikkal ba xale buñ ci may borom kër hôtel nga jëm la nga siq ak sa borom kër nag te comme sa bàjjan moom lalalu la yow dem nga hôtel bu ñëwee kenn du xam lu fa xew. laabaan di loo xam ne ay jamono ci ginnaaw la ñu daan ëpp di gis ñu koy def fi ñu toll nii nag genn wàllu askan wi yëpp jàpp ne dafa xewi bu dee sax am na ba tey benn yu ko dese. jaajëf Ndeye Mati Dieng ci mbir mu am solo moomee nga dellu si waat ñu wax ci leneen ci pàcc bi nu jagleel aada ak cosaan muy ñi yëngu ci wàllum tableau d'art ak ay leget. ma nga noonee kenn ngi ci muy duyoo ci turu Bamba Cissé moom mi la nag day defar ay tableau d'art jëliir leget daal di koy defar ba mu yànji lool mbir mi nag yàgg na ci lool waaye bu sañoon tamit ñu gën leen a jàppale ngir ñu mën a wéyal seenu ko liggéey Fatou Sow moo doxantu woon ba ca Mermoz suñu déglu ko. ndaw la luy yëngatu ci wàllum art bi di defaraat lépp luy xeetu tableau ay portrait ba ci calebasse mu koy liggéeyee ci anam bu aaree. chaise yi ak carte Afrique yi jëmbe yi lépp maa koy liggéey tableau yi am na yoo xam ne maa ko dóor am na yoo xam ne sama yenn boy yi ñoo koy dóor quoi ay boy yu may joobandoor parce que maa ngi si depuis 2004 2005 ans ba léegi maa ngi ci. africain yi valoriser wuñ tableau yu ñuy defar moo tax mu leen di ñaax xamal leen beauté de l'art bu tableau yi am. gars yi léegi ñu ngi koy commencé xam si ndànk waaw parce que bu njëkk nii daaw ñu ko jënd noonu parce que xamul tableau parce que même boo duggee suñu gàlle da ngay gis suñu mur day triste xam nga tableau ñun valoriser wuñ ko quoi mais la majeure partie étrangers yi ñëw ñoom ñoo ko gën a xam daal mais man su ma sañoon suñu waa réew commencé di employer suñu produit local quoi parce que lii dafa rafet ci kër lu mu ñaaw boo ko fi defee day rafet mi ngi mel ni espace bi may ñëw fii dafa salte woon dafa ñaawoon mais gars yu bëri léegi ku romb da ngay apprécier quoi le fait que ñuy exposer tableau yi exposer yenn affaire rek. ay objectif am bokk na ci muy amal ay exposition ci àdduna wërngal këpp. su ma sañoon di dem ci ay yenn expo yi ay foires yi dëgg yàlla loolu su ma ko amoon man moo ma gënal quoi dañ may invité ci ay école tubaab souvent foofu laay dem quoi ay Dakar Académie yenn école yi quoi si laay dem di exposer mais ay foires moom wax dëgg yàlla ba léegi demaguma. li leen nekk passion wam bëgg-bëgg bi mu ci am tax muy tàllal loxo autorité yi ci lu soxal yenn place yi ñuy liggéeyee maire yi di leen fa yëkkatee teewul saa su ne ñuy gën a dëggal seen bopp ci métier bi. beneen groupe a ngi buy yëngu ci leneen di mbirum fecc. ma nga noonu daal duppee seen bopp Step Lord groupe bi nag nekk na groupe bi ko njëkk a def fii ci Sénégal def li ñu duppee stepping fecc moo xam ne nag daanaka say loxo yaram yépp ay ànd di rëg-rëg yi Pape Madiakhate Sarr moo ñuy xamle ak ñoom ñu teewlu ko. ñu fekk leen ca bërëb ba ñuy amalee seen répétition ca centre culturel Blaise Senghor bu Ndakaaru Ndoura ak ay xaritam ñàkk ba siit ñu ngi ci wàccaayu ak création bu bees. Step Lord di seen turu bu groupe mooy bi njëkk fii ci Sénégal bu yëngatu ci xeetum fecc mi ñuy woowee stepping. percussion corporelle la su ma nee percussion sabar suñu xel yëpp ci sabar lay dem so léegi lu ñuy def sabar à travers un instrument muy sabar bi en tant que tel mais boobu noonu ci corps lañ koy def loolu moo tax ma ne ko percussion corporelle so lu ñuy tëgg rëm tamitam ñu dañ koy tëgg suñu à travers le corps voilà donc loolu mooy stepping quoi. ñu toll ci juróom-ñaar ñi bokk ci bile groupe lii di stepping. kenn jàngalu leen ko. amul kenn kuñ ko mës a jàngal ko mës a def stage. bon ñun ñoo ko gis à travers benn film bu tudd Stomp the Yard gars yi di ko pratiquer aux États-Unis léegi ñu gis danse bi mu neexoon ñu trop mais à l'époque xamuñu woon ne danse bi c'est une danse purement africaine léegi bu ñu koy def dem ba mu nekk profession léegi day jóge passion nekk profession ba tey nag passion lay doon léegi bu kii bi duggee maturité bi léegi on s'est dit pourquoi pas faire des investigations bu ñu ko defee on a découvert que ni danse bi nekkul Amérique la jóge mais Afrique la jóge léegi puisque nag amul ñu
koy def fii ñun nañ ko essayer def. ñu doon ambassadeur bile xeetu fecc Ndour ak ay xaritam la ñu bëgg mooy fexe bu fépp ci Sénégal ñu xam tey def lii de stepping. suñu vision premier mooy def promotion stepping pas au Sénégal kese mais dans l'Afrique de l'Ouest ndax booy xool Afrique ñu ko fi xam bëriwul à part Afrique du Sud boobu gars yi ñu ngi koy pratiquer foofu bu baax a baax léegi step loolu dafa ñëw pour def promotion bi pas ci Sénégal mais Afrique de l'Ouest def ay compétition de stepping yuy am aux États-Unis ñëw ñu indi ko fii nii ci Afrique wan que ne voilà am na ay doomu africains yi nga xamante ne maîtriser nañ art xam nañ art bëgg nañ art ñu ngi œuvrer aussi pour développement art ci Afrique benn spectacle la ñu organiser te ñu ngi organiser beneen ci 2020 bi. ci noonu ñu fas yéene jëfandikoo seeni loxo seeni tànk ak seen yaram jaarale ko ci pecc mi ngir seen mbëbët mën a antu. jaajëf Papa Ma Jaxate Sarr Midi Culture ñu jàll ci nataal bi mi ngi noonu tey ñu leen di defal kon nataalu Blaise Diagne. turam dëgg mooy Blaise Adolphe Diagne mi ngi juddu 13 octobre 1872 nekk député noir bu njëkk ci Afrique ñu tabb ko foofee ci chambre député France mu nekkoon tamit nit ku ñuul ku njëkk ku ñu tabb mu nekk sous-secrétaire d'État aux colonies. Blaise Diagne nag mi ngi wuy ji boromam fukki fan ak benn ci weeru mai atum 1934 Fatou Sow. mi ngi noonu kon nataalu Blaise Diagne boobee jombul dinañ ci dellu si waat moom Blaise Diagne nag nekk nit koo xam si ràññee noonu ko bu baax a baax ci wàllum politique fii nii ci réewum Sénégal ak jaloore joo xam si yàgg na ko fee def am nataalam ak Fatou Sow. kii ñu wax Blaise Diagne mi ngi gane àddina le 13 octobre 1872 ci Gorée at mi Gorée ak Ndar ñu def leen ay communes ñu nekk les deux premières communes du Sénégal. moo nekk premier député africain ca chambre des députés française nit ku ñuul bi njëkk a nekk itam sous-secrétaire d'État ca biir colon ya mooy africain bi njëkk a siégé itam ca conseil de l'ordre de l'obédience ci atum 1922 jàpp 1925 Blaise Adolphe Diagne moo sooboon africain ci politique française bi ci atum 1884 ca ñooñ doon njukkal ca prix de l'école laïque ca la bokk ñu ko doon amalee ca Saint-Louis caat moomee sax lañ amaloon conférence de Berlin ba ginnaaw bi mu nekkee ab boursier bu gouvernement français bi ca la sax demee àggale jàngam ca France ci atum 1890 moo nekkoon major de sa promotion ci école secondaire Duval ca Saint-Louis ci atum 1892 yamook mu am fukki at ak juróom-ñeent lañ ko tabb ca Dahomey bi ñu duppee jamono yi Bénin ñu jox ko fa poste ca administration de la colonie ca atum 1914 la nekk député fii ci Sénégal membre la woon itam ca groupe Union républicaine socialiste ci atum 1917 la dugg ca section française de l'internationale française SFIO tuddee nañ ko ay bërëb yu bari fii ci Sénégal fi ci mel ni avenue Blaise Diagne mu bokk ci bërëb yi gën a mag ci Ndakaaru lycée Blaise Diagne ba ci aéroport bu mag bu ñu ko duppee di AIBD aéroport international Blaise Diagne ci atum 1934 la jàmbaaru politicien bi faatu. président Senghor daan ni woon 1972 bi dafay tombe ak téeméeri at yi Blaise juddu nañ ci waxtaan fàttaliku jëmm jooju. jaajëf Fatou Sow doon nu defal nataalu Blaise Diagne Midi Culture ñu jàll ci gan gi. Midi Culture ganu xibaar yi. tey ñuy dalal Nabou Yadane. moom nag waykat la ñu daan ko ràññee lool ci làmb ji waaye nag ab diira ngi daanaka kenn dégg ko mu génne li nga xam ni moom moo di ay album moom nag daal dina xamle ni ay fansam na seen xel dal ndax fileeg lu yàggul dara dina daal di fëlaat ci yeneen i anam Nabou Yadane waxtaan woowee Aminata Bala ko dénk ñu teewlu ko. Nabou Yadane maa ngi lay nuyu tey jii ñu lay dalal ci Midi Culture kan mooy Nabou Yadane. di nuyu waa King FM yëpp di wax ne Nabou Yadane mooy benn yaay faar rek waaw bu dëkk Géejawaay doon nag ndaanaan waaw doon ay way doon suñu borom def may way ma nekk artiste wala nekk Géejawaay nag foofu laa juddoo foofu laa yaroo foofu laa màggee ba tey foofu laay baye sama waat kooku mooy Nabou Yadane. yow ci ban musique ngay way. man ci musique yëpp man damay way acoustique damay way traditionnel damay way moderne. mais sànq su ma déggee sànq da nga dem ci làmb ngay yëngu. boo nee Nabou Yadane rek sa xel yëpp day dem ci làmb c'est parce que làmb lu si bëri damay nekk si làmb ji di way mais man Nabou Yadane fépp laa man maa ngi ci musique bi man su ma demul làmb dem naa way ji dem naa def samay liggéey voilà làmb ji nag du tout le temps laa fay nekk rarement la mais Nabou Yadane musicien la
voilà artiste aussi. tey jii Nabou Yadane est-ce que génnee nga album wala ay single rek. man def naa 2 album Yadane laa njëkk a génnewaat benn album ñu koy wax Jirim. Nabou Yadane est-ce que yaa ngi def ay spectacle. waaw parce que lu si ëpp sax damay génn si région yi def fa ay concert fa ñu invité ma ñëw def ay playback extra yooyu demee noonu. tey jii nii yow lan mooy sa mëbët. lii sama mëbët mooy ma sori lool ci aar bi ma nekk ndax nag dama cee mbappat lool depuis may nekk xale boo nee Nabou Yadane sax boo taxawee buñ ne la kii mooy Nabou Yadane danga naan déedéet c'est parce que ñu ngi jàpp ne Nabou Yadane benn mère la voilà parce que bi ma dalee woy dafa yàgg bi may woy awma sax presque su ma amee 15 ans si la yam voilà loolu moo tax ma teel a dugg ci aar voilà Nabou Yadane nag turam egg na foo xam ne moom eggu fa voilà ndax tey boo nee kii mooy Nabou Yadane dañ naan la Nabou Yadane benn mère laa ko tegoon voilà mu nekk nag aar nekk sama deret muy lu may dund muy loo xamante ne moom laa yàgg di def ma bëgg ko sama xol koo koy Nabou Yadane. ma bëgg xam kañ nga mujjee génne album bi yàgg na nag parce que tey man boo xoolee Yadane maa ngi ko def 2001 voilà mu toog 5 ans aussi ma doog a defaat beneen album c'est parce que aar bi metti na voilà boo gisee xaar bi yàgg boobu yëpp aar dafa metti da ngay bay sa waar ku sañoon tey ñi nga xamante ne dañ lay bégee nga leen di bégal waaye ba tey man Nabou Yadane du ma mës a bàyyi benn yoon c'est parce que lii laa bëgg te lii laay def te ci kàttanu yàlla maa ngi ci mu doon loo xam ne rek may wax samay fans Nabou bu ñu découragé benn yoon ndax ci kàttanu suñu borom maa ngi ci yoon bi ak feneen ak yeneen yoo xamante ne su ma ko tegee incha allah ci marché bi dinañ kontaan yàgg na nag xaar bi yàgg na metti na waaye lu jot dina yomb xëy na suñu borom nii la ko bëggee woon ci Nabou Yadane. du Yadane yaay woon ma jékke bee gamoon Yadane. Nabou Yadane ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax tey yow yaa nekkoon suñu gan ci Midi Culture. may kontaan ci yéen. li si yéenekaay yi ak Serigne Saliou Seck. nataalub Sadio Mané daanaka yéenekaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp moom lañ xëy fesal seenu xët ñii di ko sar xolleel ña ca des di ko tagg ñeneen ñi di ko delloo njukkal tey it ku nekk ak na nga ko tuddee li waral lii lépp nag moo di ne Sadio Mané mboolem footballkat bu nekk ci déndu Afrique jiitu na la sànni karawaas daan la jël bu kenn dul waxati Le Soleil ne dëgg la Sadio Mané jël na Ballon d'Or 2019 bi démb la ko waa CAF jox ca Hurghada ga nekk ca Égypte yéenekaay bi réewum Sénégal bi yokku ca ne doomu Sénégal bi siggil na Sénégal tax journal bi bind ci aw xëtam le sacre du Diato gaynde gi am na ndam jël na Ballon d'Or bi Vox Populi ne Sadio Mané nee na Ballon d'Or bi maa ko diggoon waa Sénégal ndax nag daaw bi ma ñëwee fii nii ci diwaanu Ndakaaru fekke si feet gi ñu jox ko keneen ci laa kitaabu woon ni jaan ci kaw tànk ci suuf yàgg-yàgg dinañu daje Ballon d'Or bi faaw ma andil leen ko kon nag bu yàlla dogalee ma jël ko kontaan rek laa ca mën a def enquête yéene kaay ne moo taxit apothéose dëgg moo amoon démb ca Égypte ndax nag Sadio Mané naam ne Sénégal la fekk baax genn wàllu askan wa nekk ca Égypte ñëpp moom lañ doon supporté moo tax journal bi nee na ba xibaar bi jibee Liverpool jàpp Hurghada ga nekk ca Égypte ba Bambali gi nekk fii nii ci réewum Sénégal fépp doon riir ngir mbégte mi nu àndaloon L'Observateur ne Alain Giresse moo fi njëkkoon a taxaw wax ni bés a ngi ci bés yi Sadio Mané dina nekk Ballon d'Or africain Alain Giresse ne la taxoon mu wax ko moo di ne dafa gisoon talent bi laqatu ci gu nekk Bambali gi président Macky Sall mi jiitu réewum Sénégal ne réew mépp kontaan nañ ci Sadio Mané ba noppeet royukaay la war a doon ci ndaw yi Youssou Ndour mi ko fentaloon way ne dinañ ko teeroo comme ni niy teeroo buur journal Futurs Médias bi ne Sadio Mané nag daanaka lépp ma ngi doore ca génération foot Talla Fall mi sàlloo seen communication ne fi mu toll nii jot na sëkk Sadio Mané soppi club bàyyi Liverpool dem utali feneen ndax nag jëlal na club bu Jurgen Klopp bii lépp lu mu yaakaaroon ci moom Le Quotidien ne laataa loolu moom li xew jamono ji moo di ne ci déndu Afrique Sadio Mané moo toog ci donkaasi gi tax journal Futurs Médias bi di record ci seen page 4 5 6 7 8 ba 9 lépp la xewoon ca Hurghada ga nekk ca Égypte lan cay wax boole ca bind seenu xët enfin le sacre di maanaam jot na sëkk ñu sargal ko moom Sadio Mané gannaaw bi nu ko xañee ay yoon Sud Quotidien ne moo taxit démb ki jiite CAF dafa ànd ak ay naataangoom taxaw ci kanamu àdduna gépp ne leen jàpp leen ni jamono ji ci déndu Afrique ku fi takk dàll di football Sadio Mané moo la mën moo tax ñu jébbal ko Ballon d'Or bi Libération moom bind ci waxatam magnifique yéenekaay bi yokku ci ni imam bay jiite ca jàkka ja Sadio Mané di jullee ca Liverpool andi nay seede ci Ballon d'Or bi nu ko jox imam bi ne Sadio Mané yeyoo na lu ëpp Ballon
d'or ndax nag ku nekk xam na ni mu nekkee star ak dayo bi mu am ci àdduna wërngal këpp waaye nag loolu terewul saa su fekkee ñuy raxas duus ya nekk ca jooju la juma kenn du ko fa jiitu moom Sadio Mané stade yéene kaay ne ngir firndeel lu ni mel Sadio Mané li mu wax démb rek takk la ci ndax nag ñaancoo nee na ballon d'or bi buñ ko mënoon a weccoo ak coupe d'Afrique des nations kon kenn waxatu ko l'observateur ne wax jafa Samuel Eto'o wax itam kenn moomu ko kudul Mohamed Salah ndax nag yéene kaay bi nee na ancien numéro 9 Cameroun bi li mu wax Sadio Mané moo di ne ndaanaan nga tey ku diñ nga daaw teew nga ca Dakar ren nga teew ci Égypte Dakar fi lañ doon attee ni ki démb Samba Sow La Tribune ne Samba Sow moo di waa ji nu wax ni moo faat Fatoumata Makhtar Ndiaye waaye waa ji démb la mu wax ca tribunal bu Ndakaaru mën naa tasum réew Les Échos ne Samba Sow li mu xamal attekat yi moo di tantam ak député bii di Awa Niang ñoo raylu Fatoumata Makhtar Ndiaye Walfadjri ne tuumaal na itam maire Pikine bii di Abdoulaye Timbo susaane député Awa Niang la Samba Sow wax ni moo doon ànd ak tantam di ko joxe liggéey ngir mu dugal ko ca oto Fatoumata Makhtar Ndiaye ngir ndaw si faatu bi nu demee ba loolee antuwul ci lañ ko boolee kub sëriñ Samba Sow nee na sëriñ boobee moo rendi Fatoumata Makhtar Ndiaye ba noppi forcé ko mu naan deret ja jaajëfal nañ ko baax Serigne Saliou Seck ci yéenekaay yu Midi Culture Serigne Saliou wàllu musique la ñuy tàggatoo. Sadio Mané mi nu jox ballon d'or africain 2019 bi démb moo sabab ñoon di leen woyu groupe Touré Kunda bi ñu duppee ñancoo